waaw salaamaaleykum mbokk yi tey xew am tey monde sport moo xew la tey ki nga xamante ne nii naan Serigne Malick Thiam la doomam di sargal fii ñu woowee stade Demba Diop fii mooy temple sport Sénégal fii moo nekk stade bi nga xamante ne moo nekk au cœur de la ville kon tey dañuy yegsi rek ci biir ñu xool sargal bi nga xamante ne tey jii doomam moo koy defar fii kii naan Kader Thiam incha allah ñu yegg ci biir xool Le Monde à Dakar Télé Sénégal. dañuy taalal micro suñu papa laaj ko ci jour bi nga xamante ne tey jii ki ñu woowee Malick Thiam doomam moo koy sargalal yi tey papa loo xam ci Malick Thiam. ça c'est une personne ouverte loolu laa xam ci moom quoi. papa tey Malick Thiam tey foog nga ne tey jii buñ ko dénkoon footballu Sénégal tam. tey yow yan résultat nga yaakaar ne moom mën na ko indi. mën na see génn dans la mesure où s'il s'accompagne à des gens qui connaissent bien le football quoi loolu laa si xam quoi. par rapport ak nombre tànk bi nga xamante ne da ko yor est-ce que tey moom ndax lii bu fekkee da ngeen démarrer élection da ngeen ko fi bàyyat ou pas. ça dépend si ñi muy dajal rek il faut ñu xam ñi muy dajal ñan la quoi ñi ngi c'est propre challenger quoi su ko xamee léegi on saura s'il doit y aller oui ou non quoi. Malick Thiam xëy na du ma ko jeexal mais am na lu bari lu ma xam ci moom parce que mën naa ne depuis presque 20 ans ñi ngi nekk ensemble Malick Thiam soo dee gëstu ci Malick Thiam ngi mel na nga dugg ci biir géej parce que Malick nit la koo xam ne gën ko baax dafa jafe nit ku baax la ku yaatu la ku généreux la sport bii ñu bokk nag ci nag lu mu ci am lu ne daf ko bokk ak doomu aadama yi bu yore woon tey ñaar fukki dërëm nga nekk ak moom mu jël ñaar fukki dërëm du jóg mukk dem ak ñaar fukki dërëm yi dina wecceeku ñaar fukki dërëm yi bu dee juróomi dërëm sax dina ko yëkkati teg ko sa loxo partagé esprit partage bi mu am bariwul ñu ko am beneen bi mooy am na générosité boo xam ne kenn mënu ko mesurer sur le plan social li mu mën a def ci àdduna li mu dimbali ci doomu aadama kenn mënu ko wax bu toogoon léegi nii tey dégg ngay jàmbat dina jóg dem lijjanti li ngay jàmbat indi ko teg ko ci la preuve muy événement yi ñu jëm muy tabaski ak korité li mu ciy def ci œuvre de bienfaisance kenn xamul nu mu toll lu mu yore lu ne da koy joxe beneen bi nag mooy njabootam yemulewule nag lenn ci àdduna ku bëgg njabootam la ku fonk njabootam la te lu mu am lu ne da koy partagé ak njabootam waxuma la ak nag ñun ñi nga xam ne ñoo bokk ak nekk ak ñun amul lu mu dul def ci ñun lu mu yore lu ne bala fiy jóge ñëpp dañu ku ci nekk da nga ci jot sa wàll. Nous sommes en face des deux jumeaux ay coach lañu entraîneurs de vrais formateurs qui sont de Liberté 5 yoonu ndam tey booy wax ci football ci fi ñu nekk ci gox bi ñu nekk mooy Sicap Liberté ils ont beaucoup contribué yàgg nañ ci def seen doole bu baax a baax ñu yàgg leen ràññee kon tey dañuy ñëw d'abord tàllal micro ngeen nuyoo ñi nga xamante ne ñu leen seetaan. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di rafetlu seen teewaay waaw seen kii bi yàlla na jëm kanam groupe bi waaw yàlla mbefal leen jàmm di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp daal. papa loo xam tey ci bés bi nga xamante ne dañ ko jagleel Malick Thiam mooy secrétaire général Ligue de Dakar. waaw bés bi man du lu may bett ndax soo déggee ma ne du lu may bett mooy lu Malick Thiam mérité la quoi Malick Thiam baax na Malick Thiam yaru na Malick Thiam jullite na nekk taalibe Cheikh bu baax a baax Malick Thiam man bu nekkee kii yëgoo nekk catégorie kii yor catégorie bu ndaw bi ay cadet ba junior ci laa xam Malick Thiam mais bu ñu xamee Malick Thiam dafa musa rafet suñu diggante ak moom dañu doon invité sax ñu war a dem football ji sax Malick Thiam génne xaalis ci boppam jox ne nañu dem leen regroupement bu ñu kiiwee ñu ñëw këram
muy koo xam ne dafa liggéey si football bi mais tey man su ma sañoon Malick Thiam day delluwaat amaat 20 ans na 20 ans genre am yu mel nii ñun dañ leen soxla si football bi na lu tax ñu soxla leen si football bi buñ si amoon ay Malick Thiam yoo mooy football bi dana dem parce que c'est quelqu'un boo xam ne même sax les petits entraîneurs ak yëpp toujours da leen encouragé man la preuve dañ doon jouer championnat bu ñu ñëwee sax ñu am defet wala dara mu ne courage continuer leen ñafe bu ñu amee victoire mu encouragé ñu bu ñu amee soxla dañuy dem këram man ak sama jumeau ñu ko équipe bi war nañ jouer mu ne ñu lan ngeen ni soxla loolu lañ bëgg ñu jox ñu mu defal yëpp mais vraiment Malick Thiam ku baax la quoi mais yàgg nañu encouragé yàgg na fu mu nu romb ak otoom wala dara lu mu yàkkamti dina jàdd taxaw nuyu les jumeaux nuyu ni ñëw nu ma koy defee noonu la koy defee Malick Thiam daal ñëpp lu rafet lañ xam ci moom ku sportif ku bugg sport ku jàppale ñëpp man am na preuve bu ma gis yoo xam ne jël na bal jox ko dooma sànni ko ay see ñuy liggéey ma gis loolu ma rafet du ko lool ma ne ñu mel ne la ñu soxla ci football bi vraiment ku baax la. C'est la voix d'or, l'orateur, le grand monsieur tonton Diagne kenn du ko présenté il a une voix incommensurable. Sénégal football dañ ko ci ràññee mu yàgg œuvre ci développement wu sport ñu gën ko xamee ci Léona Diagne yàgg nañ dégg sa voix kon tey yow sa voix dafa bokk ci football ñu lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di rafetlu tamit seen taxawaay bi tey quoi waaw di si sant nag suñu borom bu baax a baax ndax sport moom bu jëmee kanam rek yéen seen kuréel am na ci pàcc gu rëy gu muy joué mooy seen kuréel je veux parler de la presse tout organe confondu presse écrite presse en ligne presse télévisée radiophonique yëpp parce que c'est vous qui rendez visible ce que nous faisons donc yéen tamit ñu jar a sant ngeen waaw. Papa loolu la nga yëg tey. bég lu tax ma bég nag dafa di da ngeen jublu ci benn nit boo xam ne dafa sore ci man waaw dafa sore ci man mu di Malick Thiam Serigne Malick Thiam nekk président de la Ligue de football de Dakar souvent dama koy faral di wax fépp fu ma dem ànd ak moom wala ma ñàkk ànd ak moom kuréel gi muy mbirum sport moo tax ñu xamante waaye tey foog naa ne ñun weesu nañu loolu ndax Malick dafa di nit ku am diine nit ku baax nit ku dal nit ku teey nit ku fonk njabootam nit ku respecté njabootam respecté bépp doomu aadama am na caractère am waaye il est plein de générosité te tubaab dafa faral di wax ne la générosité n'est pas dans un compte plein ou dans une poche pleine la générosité est dans le cœur et je pense que c'est cet homme Malick Thiam c'est ce qu'il est en train de démontrer il ne l'a pas attendu aujourd'hui pour le faire avant qu'il ne soit président parce que quand tu fais 25 ans dans une structure c'est parce qu'il a cheminé dans cette structure il a occupé toutes les fonctions ba yàlla def tey mu nekk président wu ligue bi jóge fa nekk membre comité exécutif fédération nekk président commission sportive et d'organisation de la fédération sénégalaise de football loolu on peut dire que mérite la mais ce mérite en grande partie ginnaaw yàlla ak liggéeyu waajuram moom moo ko liggéeyal boppam. sargal bi doomam di ko defal nag tey jii man dama ciy bëgg mais nag am na benn côté boo xam ni dama ci am frustration parce que tey jii su ma sañoon ñun Dakar gépp ñooy sargalandoo Malick Thiam doom ji da koy jël associé ci ñëpp ñun ñu boolandoo sargal Malick Thiam parce que Malick nit ki ci ba muy dund di am kattan ci nga koy sargal mais mu nga bàyyi ba mu dee nga koy sargal amatul sens te fii mu toll nii nekk ci activité bi Ligue de Dakar bi mu ko yoree léegi nii difficulté bari na région de Dakar ñi ngi nii département Dakar ñi ngi nii footballatuñu mais mi ngi fexe def le tout ba la petite catégorie championnat bi di championnat petite catégorie di démarrer kooku rek moom mooy loolu mooy biom loolu mooy objectif am li ñu koy sant Malick daal ñun lu ñuy wax ngàcce ngaalaama ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi koy porté di ko ñaanal gudd fan di ko ñaanal wér. Kader mënu ma di ko nii na sant ndax doon sa baay dafa boo dundee ba tey am yenn âge ba mën a am yenn initiative tey da ngay def événement bi dina encouragé di la félicité te li la wax fi nga teg sa tànk foofu ndax fii Sénégal on a tendance à du vivant de la personne dañuy bàyyi bu mu génn àdduna dañuy def Kader li mu def nii amuñu leneen lu dul di ko rafetlu te di ko encouragé te dinañ la daay xool ci nii
di def yu baax yi ndax jamono boobu lañ toll nañuy njëkkante ci yu baax yi te Kader noonu la def donc ñun tey bu ñu musee football ci stade bu mel ni Père Malick jiite ñu féete ñu ci fii ak fii donc tey ñu koy sargal à travers doomam mënuñu rafetlu ko te di teewee suñu kàttan ak suñu mën ak suuf tey mbégte la ñu am contentement la ñu am dégg ay témoignages yu rafet ay témoignages yu neex ci xol doomu aadama bépp doomu aadama bu ko dégg sa xol day fees ñu gën la xamee ci Sicap Liberté 4 waaye léegi du Sicap Liberté 4 moo la moom du capital bi moo la moom Sénégal moo la moom ndax da nga bokk ci ñi doxal sport bi da nga bokk ci ñi nant sport tey sa doom di la sargal woy juróom bu jigéen génn àdduna di ko ñaanal fi mu nekk mu gën fii lool di ko ñaanal mu dem yow Firdawsi di la ñaanal yow mi nga xamante ne yaay woy juróom bu góor ci lii la suñu borom dénk nga dem ba am si ay ndombal tànk yu gën a kawe ndax tey d'habitude Sénégal bu ñu lay sargal wala ñu lay rendre hommage dañuy bàyyi ba nga dem ñu soo xam yow ay kan waaye yow sa doom porté wu volontaire mu woo ma téléphone ne ma Junior sama papa dama koy bex dama ko bëgg a sargal ndax man dama xool ne sama papa dafa sonn ci ñun dafa sonn ci sportu Sénégal maanaam ba léegi li muy jàppale ay doomu aadama boo ko tabaxoon kër am na R+4 waaye ñun suñu papa sax ni day jàppale nit ku nekk man damay dox ci mbedd mu ne ma man damay dox ci mbedd ba nit téye sama loxo ne ma booy jërëjëf du ma xam lan la waaye nekkate sama waajur bu góor moo ko jàppale woon kon tey yow dañ lay remercier di la ñaanal sunu borom dafa la tawféex yàlla na la sunu borom yëkkati kër ne la am ndax tey tu es en train d'œuvrer pour Dieu à travers les hommes li ngay def da ngay jaamu yàlla yaa ngi jox ay nit ñuy xewlu yaa ngi jàppale ay doomu aadama kii wax na ko léegi nee na tabaski da nga yëg ay xar di ko dimbale ay njaboot papa loolu boo ko dencoon di nga tabax waaye yaa ngi jaamu yàlla papa ñu ngi leen nuyu bu baax. maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen wax ne vraiment je suis très ému j'ai même les larmes aux yeux actuellement parce que li ngeen wax ni vraiment dafa daw yaram maa ngi sant yàlla bu baax nag maa ngi sant yàlla bu baax bi nga xamee ne nit ñi wax nañ wax ju rafet jooju du loo xam ne xëy na yàlla moom mi ne noonu moo def noonu si man ba Kader Thiam xëy def lii donc yéem na ma trop te fees na sama xol te maa ngi koy ñaanal yàlla li mu def ne yàlla ko yàlla fay li mu wax tamit dëgg la yaam ñi nekk àllaaxira yàlla na ko yàlla yërëm xaral ko àjjana jël ko ay bàkkaam yóbbu ko si àjjana yi gën a kawe si àdduna parce que ni nga ko waxee ndeyam sonn na trop si ñoom donc dama koy ñaanal rek yàlla may ko fan bu gudd ay wér yokk ko teraangaam li ngeen wax ne dëgg la àdduna moom jàppalante rek moo fi am dara xëyul sotti ku nekk da ngay jàppale sa morom ba ëllëg yàlla dimbal man de xëy na noonu la ma yàlla bindee noonu la ñu ma yaree je partage tout lu ma am yëpp da nga koy bokk incha allahu rabi te dama yàgg ñaan yàlla ne ko bu fekkee dama am te dana ma ko bokk sama njaboot dana ma ko bokk ak samay mbokk dana ma ko bokk ak jàmbur si mbedd mi yàlla bu ma ko yàlla jox donc li ma yàlla jox na ma ngi si sant yàlla bu dee benn bu dee ñaar sax ma bokk ak ñi ma nekkal bokk ak ñi ma amal jàmm bokk ak ñi si mbedd mi noonu la ma yàlla bindee te incha allahu rabi xam naa ne noonu laay génnee àdduna parce que noonu la ma yàlla defal maa ngi si sant yàlla bu baax di sant aussi Kader di ko ñaanal vraiment moom ay rakam moom ay magam ñoom ñëpp yàlla suturaal leen may leen fan bu gudd yokk leen wér yokk leen wërsëg yokk leen xéewal vraiment loolu daal laa amoon lu may wax si Kader Thiam ak si li mu def nii toi vraiment c'est ça va droit au cœur je suis très ému témoignage yi ma dégg si Léona nag moom ma gën a sonal parce que Léo football bee ñu boole xamante wuñu si juddoowuñu màggandoowuñu jarandoowuñu football bee ñu boole mais vraiment dafa jël def ma rakk uuf ma tette ma même bu ma tooñee sax day ma même bu ma tooñee day nañ ma tooñ donc dama koy ñaanal yàlla rek ànd bi yàlla sàmm ko gën ko yokk waajuram aussi bu jigéen jël ma comme def ma doom ay frère am ay kiiwam ñëpp jël ma jàpp ma adopté ma donc dañuy ñaan yàlla rek yàlla saxal ànd bi gën a yàggatu papa tey jii nga nekk ci milieu sport digg nañ ci foog nañ ci réew bëy ñu ne da nga nekk ci sport depuis ay 25 ans papa tey bu ñu xoolee ñun xam nañ sport amul lenn lu ñu defal yow yaa defal sport tey jii lan mooy sa relation avec ministre bi nga xamante ne moom lañ dénk wàllum sport. waaw xam nga man nag yàlla dafa def ne bi may dugg si sport bi
ASC Yogo bu Liberté 5 maa doon secrétaire général bi ñu koy créé donc ñuy football dans le championnat national man ma opté pour dem si instance yi. Ablaye Touré moo doon président bi te ñëpp ñoo fa nekkoon donc man ma opté woon dem si instance yi di jëli courrier di andi courrier nekk di si yëngatu ba loolu moo andi lii tey ñëpp xam nañ ne sama accession yëpp sama fu jaay yëpp si Yogo laa ko jëlee si Yogo moo ma ko permettre donc j'en profite aussi de l'occasion pour di gërëm Amadou Touré mooy Ablaye Touré di ko Amadou Touré di ko ñaanal yàlla na ko yàlla sàmm yokk ma sa at xéwal may ko fan bu guddee wér parce que mooy li mu am yëpp si àdduna si sport bi la ko ñàkkaate donc tey bu demee ba yoratul wala ñàkk tamit sport bee ko teg mais du leneen mën naa ko atte mën naa ko témoigner parce que depuis ñu commencé sport bi ensemble man ak moom ba tey on est ensemble yàlla suturaal nañu nit ñi dem nañu ñi ñëw nañu ñi bàyyi nañu mais man yàlla ñu suturaal moom ba léegi ñoo nekk si équipe bi donc relation bi am nga xam ne man sama cursus football sama cursus sport régional la yem parce que man dama opté woon ne damay liggéeyal sama région de Dakar si football du Sénégal donc li ma wax yooyu yëpp ñeenti at laa defagum fédération ci 24 ans yi 20 ans yëpp fii laa ko passé si ligue de football de Dakar ak régional bi donc bi ma nekkee président en 2017 laa dem fédération ba 2021 muy 4 ans donc aw ma relation bu particulière relation boo xam ne très poussée avec le ministre des sports li ma xam sama ministre du tel la sama kilifa la ci football bi donc jox ko cër bi jox ko wàccuwaay bi mais amuñu relation boo xam ne particulière man ak moom mais relation bi ngeen am par exemple mooy par exemple fédération sénégalaise de football bi nga xam ne ñun ay démembrement lañu ñun si démembrement fédération la ñu bokk donc foofu daal la ñu mën a gën a accentuer wax ji mais ak ministre des sports moom vraiment suma kilifa la suma tutelle la jox ko cëram jox ko wàccuwaayam di ko féliciter aussi di ko encourager li muy def yëpp parce que teg nañ ko bët gis nañ ko. Papa tey mandat mi ngi ñëwaat da nga fas yéene waat taxawaat ne da nga bëggaat yoraat li nga xamante ne yaa ngi ko téye. waaw comme dama nekkoon président 2017 2021 muy 4 ans j'avais beaucoup de projets mais jotu ko mën a may yeggali ndax yàlla ni muy natoo adduna bi ak jàngoro bi fi am feer bi fi am mu coupé activité yëpp mais dafa am ay relation xam nga ko doon dox ak sama yeneen mbokk président de ligue yi nga xam ne ñi ngi bitim réew ba ma toog ñu relation avancée am na ko am ñu ngi France am ko nekk Maroc am ko nekk Mali am na ku nekk aussi Mauritanie ñoom ñëpp dañu demoon ba def benn genre construction benn groupe boo xam ne ñu ñëpp dañu doon waxtaan pour xool ban partenariat la ñu liyeewu ñun 4 ligues yi pour mën di ànd def ay échange di demante di dëkkalante def ay formation ak lépp yàlla def feebar bi ñëw bloqué ko ma xam ne mandat bi mu yem si mandat bi jeex ma ne comme man football def naa si muy ligue de football Dakar def naa peut-être plus de 24 ans comme on dit vraiment mënu ma bàyyi noonu te aw ma dara loo xam ne marqué empreinte bi donc mieux vaut mu wutal un autre mandat terminer loolu incha allah mu doon loo xam ne c'est bien acquis pour le football de la région de Dakar nga xam ne même ëllëg buñ fi nekkatul loolu lay continuer dox day continuer am mu jëriñ football du Sénégal jëloo aussi xale Sénégal loolu moo tax ma demandé waat encore un autre mandat pour mën a yeggali loolu mu neexee yàlla yoon incha allah rabbi. Papa tey jii faaw ñu génn ci domaine sport dem ci actualité élection locale mu ngi ñëw te yow tu es natif de la Sicap Liberté te Sicap Liberté bi nga koy wax yow sa tur kenn du ko mën a dindi foofu yow tey kan nga fas yéene accompagner ci par rapport ak élection yi nga xam ne mi ngi ñëw. waaw xam nga nag élection moom choix la vote choix la te xam nga dafa xaw a secret man nag dama lay wax dara je suis pas très politique je suis pas du tout très politique voilà walaay ni nga wax dëgg la nag fa laa dëkk fa laa màggee fa laa nekk aussi xam nga aw ma xare ma yàlla ak kenn mais kenn ñëwul seet si ma kenn ñëwul wax ak man te man aussi xaw ma sax actuellement ñaa ñooy prétendant yi pour diriger la mairie de la Sicap boo xaw ma que Zahra Iyane Thiam mi ngi fa Serge Malo mi ngi fa Salge Agne mi ngi fa ak yow ak Aliou Mara voilà tu as vu ñi nga wax ñoo ñëpp Zahra Iyane Thiam waaw ñi nga wax ñoo ñëpp Zahra laa si xam at Aliou Mara waaw lu ma président Aliou Mara moom vraiment présenté nañ ma ko keroog bi sama soxna nga ñëw na jaar et tout ça donc ñooñu laa gën a miin mais xamoo guma ko parce que kenn seet see guma kenn waxtaan si alman nii rien donc man mënaguma porter sama choix si kenn pour l'instant parce que xaw ma exactement ñi ñoo fa war a nekk mais wala déet mais daal ku ma seet si ñu waxtaan ak moom bu fekkee programme am bi mu taral doy na ma convaincre na ma ànd naa si ak moom ma ànd si ak moom jàppale ko si liggéey bi bu fekkee tamit yàlla def na li mu proposé wala li may wax tamit ànduma si naa am tamit ful ak fayda goo xam ne naa ko ne lii kat man ànduma si mënu ma ànd ak yow mu leer mais nag képp koo xam ne nag mën naa ànd ak yow incha allah nga war ma loo xam ne doy na ma pour njëriñu xale yi Sicap parce que ñun ñi on est comme ni on est à l'orée de notre carrière ñun presque ñun suñu doom yee fi nekk léegi Sicap bu carrière Thiam Pape Djibi bu et cetera suñu doom yee fi nekk li ma mënta def li ma mën a œuvre yu may xeexee si bés bu jot
pour seen bien-être ñoom noonu laay xeexee bés bu jot pour bien-être toute la jeunesse de la SICAP donc képp lépp loo xam ne ànd nga ko mën a jëriñ SICAP bi mën a jëriñ xale SICAP bi mën a jëriñ jigéen ñu SICAP bi ba dem si ànd at ku ñëw incha allahu rabi jàppale ko Papa sa dernier mot. sama dernier mot que remercier leen vraiment di leen féliciter di leen ne tamit merci beaucoup parce que tamit comme ni ko Léonard wax am na loo xam football sport Sénégal sport bu yeggee fenn yéen a tax parce que lu bëri dañ ko daan def te c'était pas visible li ngeen di wax nii fekk def nañ ñu bëri si football bi loo xam ne ça n'a jamais été visible parce que mosu ko woon gis parce que amul woon yenn médias yi donc tey du mu def lu leen remercier di leen féliciter bi ngeen ñëwee pour monter en valeur au moins li nga xam ne mën nañu liggéey si football bi di leen gërëm di leen remercier di surtout nag di gërëm di remercier aussi sama doom Kader Thiam bon di ko ñaanal yàlla comme ni mu ko waxee rek parce que xale la di ko ñaanal yàlla def ko doon mag jox ko mu am diine jox ko mu am l'islam jox ko aussi tamit nu mu ko mën a jox ko fanam ak ay frère am ak ay sœuram yëpp ba ëllëgal si incha allahu rabi lu ñu bëgg a yàlla mën ko defal loolu daal laa ma di ñaan aussi di remercier particulièrement Léonard Diagne qui est le secrétaire général de la Ligue ak Ibou Ndiaye bi nga xam ne moom fekk mooy administratif ak ñëpp ak ñi fi nekk si ligue bi ñëpp ñi nga xam ne ñi nga ànd ak man di liggéey sama comité exécutif mi nga xam ne ñëpp laa àndandoo di liggéey depuis ñeenti at yi ñëpp maa ngi leen remercier di leen gërëm di ñaan yàlla nag incha allah yàlla defal ñu jàmm may ñu ndam le jour de l'élection ba ëllëg ñu mën a yeggal mbébét bopp yëpp ñu am ci football bi incha allah rabbi 1 2 3. Vive Tonton Malick Thiam. dégguma dara waay. Vive Tonton Malick Thiam. seen baat yi dafa low. merci.